asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam tey jii nag le promoteur Sidi Diakhaté ñëw fii ci hippodrome El Hadj ñëw ma koddu ku nekk xam na ni ñu ngi nekk à 72 heures du grand événement qui doit se dérouler ici muy làmb ju mag jooju nga xam dañ ko tuddee suñu xarit le ministre monsieur Yankhoba Diattara te ku nekk xam ne làmb ji vraiment bu ci niñ koy ñaane yàlla daal pour def ko dañ cee koo ñaan yàlla dugg ci jàmm génn ci ak jàmm moo waroon tey jii ma ñëw fii donc di profiter ci occasion bi di remercier le directeur du GMI mais surtout di remercier commissaire bi nga xam ne aussi moo nekk fii à Thiès di remercier aussi l'ensemble des éléments du GMI. Pourquoi? Parce que tey dañu ñëw pour def reconnaissance des lieux reconnaissance su lieu bi nag moom mooy boo ko déggee ngay war a organiser nga ànd fa ak ñi nga xam ni ñoom ñoo yor sécurité bi au moins 72 heures avant pour ñu xool disposition ñoom yi ñu war a jël ci biir course bi. ci biti course bi mbedd yi jëm si yëpp yi nekk Thiès te jëm si ci course bi nga xam ne ñoom bu ñu dikkee seen i élément dañ koy préposer ni ñu ko bëggee rek automatiquement. tout juste que ni dafa am benn précision boo xam ne dañ koy def mooy que les billets par rapport aux billets de 1500 francs les billets de 1500 francs c'est pour rentrer dans les stades di nga ci mën a yéeg aussi tamit tribune mais on n'est pas obligé de vous garantir exactement une place au niveau des tribunes si toutefois tribune fees. Ça vous donne droit d'entrer exactement dans les stades, au niveau des pourtours et dans les tribunes. Mais si toutefois que adjudant bi constaté que ni bon tribune yi fees na là bon pratiquement on est obligé exactement de faire exactement les pourtours. ngeen wàcc jël pourtour bi. Donc bon pratiquement c'est une précision de taille parce que des fois day am confusion par rapport ni damay jël billet 1500 damay yéeg donc nécessairement tribune. Or ça vous donne droit d'entrer dans les stades mais ça ne vous garantit pas exactement une montée exactement au niveau des tribunes. Bon foofu li ci yokkaat daam moom mooy que yoo xam ni dañ koy jaay pour la loge officielle à 5000 francs. kooku ki ko jënd am nga droit dem ñu yéegal la ci loge officielle bi. bu boobaa sa billet ci buntu bi nag moom da ngay téye daggit bi. dem yéega ko ci kaw. bu dee billet 1500 bi nag amul benn daggit bu ñu lay jox dañ koy dagg te ku xas ba dugg ci stade bi amul damay génn jaayi jëndi dara wala dara ku génn aussi da ngay jëndaat billet pour dugg si waat ku xas ba dugg rek sa génn ñun gérer tuñ ko daal. da nga li président wax donc bon pratiquement may apporter waa rek tuuti un peu de contribution par rapport exactement à ces dires mooy bon képp koo xam tamit bëgg nga tawféex bëgg nga loo xam ne dina la jàmbal wutal loge 5000 francs je pense que moo gën a jaadu nga xam ne boo ñëwee rek automatiquement da ngay ñëw toog tranquillement loolu les billets sont les billets de 1000 francs vous donnent droit d'entrer exactement dans les loges officielles. Merci beaucoup. Président, nous dit GMI. Et ça, c'est très important. Et pour massifier aussi la vision exactement du promoteur Sidi Diakhaté. Nga xam ne dara soxalu ko lu dul sécurité bi moo tax mu woo journalistes yi Thiès yeeg journalistes yi yëpp au niveau du Sénégal ñu ñëw assister li nga xamee ni bon pratiquement mooy le plan sécuritaire bi nga xam ne moom la waa GMI war a dégager le jour exactement du 12 dimanche 12 nga xam ni mooy grand combat bi diggante Ousmane Gandigal ak ki nga xamee ni mooy Boy Jaxaw si def nga defate nga lu rëy de. waaw daam loolu dañ koo def rien que pour bëggalaat waa Thiès bëggalaat waa Sénégal parce que lamb ji Sénégal gépp fi lañ jëm si Thiès lañ jëm si. moo tax may wax ni tamit bépp mbër bu bëgg a toog ci benn côté ci mu kaay ba boo nga jég teel a ñëw bu fi une fois sa adversaire toog à gauche yow mënatoo faa toog. ku fa jëkk moo fay toog yow keneen ki à droite rek nga mën a jël dem wax nañ ko waa CNG wax nañ ko waa CRG wax nañ ko aussi ak comité d'organisation bi donc mbër bu bëgg a toog bu la sa sëriñ ñee penku ngay jublu teel a la ñëw nga xam ne yow penku bi ngay jël donc su dul loolu bu la fa kooku jëkkee ñun dañ lay wax ne la kat demel ba ne le ñoom dañ lay jox distance réglementaire boo xam ne ci ngay war a mën a taxaw daal pour mën faa toog waaw donc ñoo ngi nii day tey jéem a xool ñi nga xam ne noonu la nit ñi war a nekk tribune bii nga gis ni pour mooy pour fii gars yi fii la ñuy tuuse nii fii lañ koy defee donc ñun d'habitude bu ñu dee tëgg làmb dañuy jël ay barrières def ko ci biir barrières yi nag permettre na nit ki yor billet 1500 dem wéeru ci barrière bi teel ko wax seulement léegi rek élément bi bi ñu demee Bambey fekk nañ ko aussi tamit un détachement or bu njëkk waaw donc bon pratiquement cela veut dire que ni ñu remercions aussi tamit le commissaire central madame Sène di remercier aussi tamit ses adjoints
à commencer exactement par le commissaire Fall, mon ami le commissaire du premier arrondissement, le commissaire Thioub ak ki nga xam ne mooy commissaire Sow ak ñi nga xam ne ñoo nekk au niveau de Nguène ñooñu ñëpp ils participent actuellement ni ci sécurité bi nga xam ne actuellement moo nekk au niveau de la ville de Thiès et je peux même dire au niveau de la région parce que Thiès actuellement nii la sécurité à cause exactement de leur bravoure. Merci beaucoup. Directeur ñu ngi lay nuyu bu baax di la nuyu staff bi yëpp di nuyu les membres du CNG yëpp commençant par Isma Mbow di nuyu le représentant des managers seen président Khadim Sarr di nuyu waa GMI yëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew di nuyu équipe bu Sidi Diakhaté production ak waa presse bi Sidi ñu ngi lay wax merci beaucoup encore une fois parce que lii nga def ñun nga ko defal en tant que organisateur parce que ku wax làmb wax organisation te toujours bu ñu ñëwee ci organisation xëy na des fois da ngay nekk ci sa côté parrain yeeg autorité yeeg noonu waaye GMI ak comité d'organisation dafa nekk loo xam ne lii macha allah da ñu ko yombalal. parce que lii dina mën a permettre ñu gagner les devants mooy bala ñuy àgg ci bis bi ñu xam fu ñuy taxaw ba bu ñu ñëwee collaboration bi ak GMI mën a yomb ñu xam nan la ñuy liggéeyee ba bis bi jag te vraiment ñu ngi lay rek kooku bis bi xam ne fañ jëm lii rek moo ko mën a régler parce que bis bi moo toll foofu. lamb ji moo toll foofu lamb Sidi Diakhaté moo toll foofu kon nag le président du CRG de lutte monsieur Abibou Diallo ak Assane Fall mi fi waroon teewal boppam moom laa fi teewal tey ci turu CRG di wane ni tey ce matin rek xaatim nañu ay convocation Pape Mbaye mi fekke na ko moom mi nga xam ne des fois mooy nekk sa tànk ci yenn yi ñu fas yéene woo ñeenti managers yi nga xam ne ñoom ñoo fas yéene bëre grand combat ak combat social nga xam ne coow li fa la nekk demee incha allah rabbi ñu xam ku ci nekk li nga doon wax sànq dafa am solo ba booy ñëw ñu prévoir nañ ay badge yoo xam ne dafay am poule A ak poule B bu ñu ñëwee ci GMI dina xam ne service d'ordre bi dina xam ne kii kat badge bi mu yor A moo ci nekk A fii la B fii la B moo ci nekk B fii la nga xam ne du am benn yoon boo xam ne bii dinañ wëri Seck wala ñu wër Sidi Diakhaté wala ñu wër keneen dina yombal seen liggéey ba bu ñu ñëwee suba gi dinañ leen wan ni fii mooy A fii mooy B mbër mu ciy ñëw ci mbër yooyu dinañ la jox badge bu koy wane ba boo ñëwee képp koo xam ne ki da ngaa wàcc yoon nag am na lu ci CRG war a wax am na lu ci service d'ordre bi war a wax loolu nag ñoom seen liggéey la waaye ñun suñu liggéey lépp lu ci am dinañ ci def rapport jébbal ñu ko war a jóbbal muy comité règlement et discipline bu sanction war a amee dinañ ci def sanction parce que duñu seetaan nit ki organiser lambam def ci ay millions muy lamb ju mel nii benn mbër wala benn dara di ko yàq loolu vraiment ñi ngi lancé appel képp koo xam ne ki da nga ñëw ci lamb ji nga yaru dox ci règlement wu CRG dox ci li nga xam ne moom la promoteur yi bëgg ak service d'ordre bëgg loolu daal lañ doon indi ci kaddu di wane ni incha allah rabbi ñun ñëw nañu pour jël les devants di encourager président Sidi Diakhaté bu baax ci organisation bi ak ñi nga xam ne moom lañ ko àndal ñëpp jërë ngeen jëf. Mbaye yaakaar naa ni yow wax aussi quelques cadres yoo jëlee parce que lépp ñoo ko montandoo yaa ne ci suma diggante ak mbër yi am loo ciy dox ba jusqu'à la dernière minute toujours yow yaa ngi wax ak ñoom donc lii ñuy def lépp aussi donc journal sunu lamb donc toute la presse est là presse parlée écrite audiovisuelle yëpp ñu ngi fii donc Pape ma bëggoon a xool ba xam yow lan nga am looy gën a ñaaxaat daal yow sa manager ak sa mbër yi war a ñëw nag. bu fekkee ne comme ñun ñoo moom lamb ñoo ko bokk ñu fexe ba rafetal ko defar benn appel rek laa am bu may lancé mooy les lutteurs bi nga xamante ni mooy Ousmane Gandigal ay supporters am dañ ñu envoyé message di wax ni vraiment bi ñu ñëwee ci lamb dañ fi jànkonte ak ay jafe-jafe ba seen doom yi nga xamante ne ñoo dëkk ca dëkk ba di jooytu ni ñoom ren même bu ñu jëndoon ay billets sax duñu déplacé wu ñëw seetaan si Ousmane Gandigal loolu nag lañ bëgg a wan waa Thiès xam ne dëkk bi bindoowul noonu dëkk bi melul noonu Ousmane Gandigal ak ki nga xam mooy Boy Diakha ñoo bokk région bi ñoo bokk dëkk bi ndax lépp Thiès la nañu fexe ba nit recevoir ko mu ñëw fi ñu bëree ki nga xamante ne moom la yàlla dogal mu war a am ndam mu am ndam loolu nag ñun ménager yi nga xamante ne ñoo jiite xale yi ñoo ci war a veiller ak président écrit kenn ku ci ne nga ñaax ñi nga xam ne ñoom nga yor nga yar leen te xam ne lamb lii rek moo ko mën a jëmale kanam ndax lamb rek la xale yi yaakaar promoteur bi nga xamante ne moo nekk ci dëkk bi di leen jàppale ñu nit nañ fexe ba bu organiser événement bu toll nii na ci ñëpp jàpp bëri si am ci loolu daal moo doon kàddu yi nga xam ne sama mbokk yi laa koy envoyé muy président écrit ak ménager yi ñu yàpp xale yi ku ci mel ni nag Pape Malick Ndiaye fi ñu fi d'accord Pape li ma ci wax mon agent mooy boo xamee ni mbër yi ñëw nañu ñoom grand combat yi ba ngeen jël leen ba ñu dugg toujours accompagner leen da ngay wutal ñoo détaché pour ñu accompagner ko leen ba nga xam ne am na noo xam ne noonu nga tracé digg terrain bi fii ñii bu ñuy doxantu fii la ñu mën a yem
kee mën na dem ba côté bële foofu la mën a yem su ko defee kenn du ci laalanteeg sa morom donc bu ñu demee ñoom d'habitude bu ñu duggee ci biir ay ñaari mbër ñaar la ñuy dese bu ñu demee ba benn moment bi ñoom sekk dinañ wax ni ko benn nga dese koy àndal donc yooyu yëpp na mais fu muy doxantu rek day fekk booba rek yéen a ngi ko topp nànk-nànk rek donc kenn bañ cee laal morom loolu aussi dafa am solo parce que combat bi noo ko mënti nat ci dayoo bi ëpp na ko parce que Ousmane Gandigal dafa ñëw daan waa Thiès yëpp presque je vais dire presque léegi nag booy jaxaaw ne woon ko ba ngay daan ñooñu man maa nga woon Dakar am fa samay contrat dóor ñaari mbër yooyu yëpp ñu daanu léegi nag moom ni ko bala ngay wax ni yaay champion bi da nga may daan kon dafa nekk ab final presque nag des espoirs loolu moo waral ku ci ne say mbokk dañoo jóg pour ànd ak yow moo tax bis bi daal toll noonu mu toll ministre Yankhoba Diattara moom it vraiment aussi lamb ji jaral ko lu ne mu invité ay xaritam ay doomu ndeyam ay nitam ba pare jël lépp teg ko ci aussi ci présidence ki nga xam ni moom mooy monsieur Idrissa Seck di jëlaat lépp aussi ni président Macky Sall yow lañ koy delloowaat donc waa Thiès population Thiès ñu dénkaat leen lii jox leen lii nekk na loo xam ne loo am solo la kii nga dendal Ana Khadim Sarr mooy le président des managers ñëwu fii pour sax moom ci turu frère am ndax moom mooy frère Mor Sarr mais moom dafa ñëw en tant que président des managers ñu yaakaar ni am na kàddu yu muy sànni moom it ay mbokkam manager waa police yi fi daje ak staff Sidi Diakhaté bi ak waa CRG président Mamadou Seck di nuyu ñëpp daal comme ni nga ko waxee rek noonu rek la demee bis bi moo toll ci dayoo boo xamante ni dafa laaj lii te lii yaakaar naa askanu Thiès buñ ko gisee dinañ xam ne ñun ñi fonk nañ ko aussi ñu ngi leen di wutal loo xam ni ku ci ñëw di nga ñëw ci jàmm di nga delluwaat ci jàmm ba tax na Sidi loolu ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax a baax li nga xam ni moom laay wax manager yi nag mooy nit day doon as gor bu waxee la mu waxanteeg ay nawleem ne ca góorgóorlu kemti lay kàttanam comme ñun dañoo signé contrat bi dafa am lu mu ñu may am lu mu ñu xañ nañu góorgóorlu ba li nga xam ni moom la ñu may ñu def loola li nga xam ni contrat bi daf ñu ko xañ ñu góorgóorlu suñu kemti lay kàttan ba kenn bañ ñu ci fekk sax yaakaar naa ni Thiès bu ñu defaree ñun suñu Thiès la suñu yàqee suñu bopp la ñu yàqal kon na kenn ku nekk ba ci xale bu ndaw mi na xam ni bis boobu defar rek la laaj ndax stade bi ku fi ñëw suba ci waxtu wi di nga xam ni lamb ji bokkut ak lamb ji fi mus a jaar kon nag loolu suñu ko amee ñun waa Thiès ñëpp a war a taxaw pour defar su ñëpp defaree nag mu baax mais bu ñëpp yàqee it mën naa yàqu te bis bi defar la laaj ci ñëpp kon maa ngi koy sàkku ci bépp manager bépp écrit boo xamante ni am nga ci mbër manager boo xam ne signé nga ci contrat nga def ci sa kemt lay kattan lenn rek laay dénk stafu Sidi Diakhaté mooy nga xam ne dañ leen koy ñaan mooy bu 1h jotee nañu góorgóorlu ba ubbi stade bi parce que am na ñoo xam ne fas nañu yéene lu mu teel fas nañu yéene teel a ñëw ci stade bi loolu daal ñu ngi ko koy ñaan ba nga xam ni buntu bi du ñëw mbër mi daje mbër mee ñëw ku ne naan maa la jiitu maay dugg mu am buuxante boo xam ne aussi tamit loolu day yàq affaire yaakaar naa nag bu ñu teelee ubbi stade bi yooyu mën na ci bañ am loolu daal maa ngi leen koy ñaan di ñaan yàlla bis bi yàlla seddal ko ba mu sedd guy public bi ñëw ñu seetaan lamb ji ci jàmm ku gañe rek ñu xam ni Thiès moo gañe man daal vraiment loolu laa gëm yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen leneen li ma lay leeral yow Khadim comme yaa ngi soog a ñëw mooy Mor Sarr côté bii la dëkk Ousmane Gandigal côté bii la dëkk ñoom buñ seeni nit dugg see tribune bee la ñu moom booy jaxaaw nii lay ay supporters am di jógee moom ak am dina koy tribune bii la ñuy yéeg seeni supporters nag laa wax comme xam nga loolu leer na donc fekk na policiers yi ñoom xaajale nañu fii ba mu leer yow yaay président manager yi donc porte parole ci tey jii ci lépp daal maanaam kon nag pour nga xam ni noonu lañ ko xaajalee te fu mu feese nag nit ñi wàcc nag ci suuf nañu déglu nag policiers yi li ñu leen wax ku policier ne yamal fii yamal foofu ku bëgg teel a toog ci tribune yi li nga wax noonu la dinañ la ci dimbale ba teel a ubbi stade bi ndoxuma la 1h ju ñu nag midi lañ jëm ak yow bu sooba yàlla pour nit ñi mën a ñëw ku dagg sa billet nag ci biti ci ñi nga xam ne ñooy taxawaalu foofu billet ba baaxul suñ yoon nekku ci billet yi ñuy jaay ci bunt bi nii di ko jaay foofu ku bëgg a jënd billet ci stade bi demal ci biir ki nga xam ne mooy guichet bi nga jënd fa sa billet ñuy taxawaalu ku la fa jaay billet ba boo dikkee du dugg ndax billet ba baaxul waxoon nañ ko mbër yi wax nañ ko seeni supporters wax nañ ko ku ne billet bu ñu jaay ci bunte stade bi policiers yi dinañ ko ramasse suñ yoon nekku ci baaxul loolu nag ñu ngi leen koy leeralal léegi nag Moustapha boo amee ñaari kàddu jërëjëf assistance bi fi daje yëpp sant yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di am contentement ci ñëw gi nga xam ni ñëw nañ ko fii ci hippodrome Ndiaw Macodou di waajal bis bu mag bi nga xamante si nii indil nga ñu ko muy cadeau bu mag boo xamante si nii waa Thiès yëpp yàkkamti nañ ko diggante Ousmane Gandigal ak Boy Jaxaaw Mor Sarr ak ki nga xam ne moom mooy Amdi Nogoy mu nekk bis boo xamante si nii keroog biñ ne avorté na Thiès waaye ñëpp genn wàll yëpp seen yaram dafa sumeeku
ñenn ñi feebar kon suñ ko jàppaatee ba war caa jëm nga indi dispositif bu toll nii muy ànd ak ñi nga xam ne ñoo yor kaaraange réew mi ñu ñëw fii ci stade bi war a xool naka lañ koy saytoo ba bu ñu ñëwee bal du tàkk sagar du xeeñ kenn du am benn problème jafe-jafe du am kenn ku ci nekk mën a seetaan ci jàmm delluwaat sa kër ci jàmm loolu dañ ciy am contentement mais di la ci ñaanal di la jaajëfal di la gërëm ci lu rëy loolu nga xam ne def nga ko. di jaajëfal aussi suñu takk der yi nga xamante ni vraiment su réew mi ñoŋee ñoom am nañ ci liggéey bu am solo boo xamante ni taxawaay bu am solo bu ñuy def ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal jàmm mais di convoqué nag sama mbër yi sama xaritu mbër yi nga xamante ni mën nañ ñi kenn mënul wax ni ñëpp samay xarit lan waaye sañ naa ni ñi ci ëpp samay xarit lan ñu ñëw ci jàmm dellu ci jàmm xam ne sport moom moo xewle te sport mooy gagné képp ku gagné ku gagné xam ne sport a gagné ku ñàkk xam ne sport a ñàkk ñu def ko ci fair play kafre ñibbi ci jàmm ndax jour bi fête la ki ñu ko tuddee moo ni toll muy monsieur le ministre Yankhoba Diattara ñu koy woo ci jàmm moom tam mu ñëw ànd ak xaritam yëpp dellu ci jàmm Sidi daal loolu la amoon ci lu may yëkkati di la jaajëfal di jaajëfal ñu fi taxaw yëpp jërëjëf. Moustapha jërëjëf mais maa ngi profité ci occasion bi di remercier monsieur le ministre Yankhoba Diattara parce que keroog ba nga xamee ni donc lakk gi wàcc na ci xale yi Tivaouane mu woo ma ñu toog ñu waxtaan mu ni mën nañu reporter waat lamb ji parce que lii metti na ma d'accord ceeg moom rafetlu ko trop ministre bi ñaari fan lañ ci teg mu woo donc cabinet am muy chef de cabinet bi attaché de cabinet bi ñu yore communication bi ma ànd ak moom ak presse bi ak Sidi Diakhaté production ñu wër l'ensemble des 20 lutteurs yi nga xam ne ñoo war a bëre bi soobu ku ministre bi ku ca nekk mu jox ñu budget boo xam ne ku ci ne joxaat na la loo préparé woo pour mën a bëre waat pour le 12 bi ma ko waxee dañu ma xam nga comme ñoom biñ dem bi accident bi di am ils étaient à 72 heures donc de l'événement ci kaw loolu donc la ñu yoroon lépp jeex na ba sarax yi ñu ngi ko doon tàmbalee def looloo tax ma dimbale waat leen jàppale waat leen ndax su may jarbaat lañu su may xarit lañu kon nag pour ñu mën a préparer le 12 donc benn mbër ñi ma fee taxaw tey di wax ni man damaa jaayoon sama xaalis li wala léeg parce que ministre bi joxaat na la loo xam ne ci nga mën a préparer woo kon nag ñuy gërëm monsieur le ministre Yankhoba Diattara ma koy wax ni di wax Idrissa Seck vraiment sa xarit sa jarbaat Yankhoba Diattara lii lañ koy doyee lii la ñuy doyee nit ndax wane na ni vraiment moom mat na li nga xam ni moom lañ ko doon doyee jigéen population bi jigéen jeunesse bi jàppale na jeunesse bi et puis surtout nag comprendre na lan mooy politique de jeunesse su président de la République parce que président de la République dafa tabax arène 32 milliards mais 32 milliards suñ ko defee ci arène c'est parce que dañu bëgg ay nit bëre fa léegi pour ay nit bëre fa il faut ay parrain am combat lu di am Yankhoba Diattara ci boppam moom mi nga xam ne nee na ma Sidi man jeune la lépp loo xam ne luy jëme réew mi kanam rek laay seet ni ma nag dañ may defal sama bis boo xam ni dama ciy jàppale mbër yëpp pour ñu bëre kon monsieur Diattara vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm monsieur le président Idrissa Seck mais surtout di gërëm le président de la République monsieur Macky Sall di leen sant bu baax a baax di leen ñaanal yàlla mu yokk xewel géeg sutura si di leen wax ni daal mbokk yi comme gala de lutte bi dimanche le 12 ci hippodrome El Hadji Ndiaw ma kodd kii nga xam ni mooy Isma Mbow nekk ci suma wet ma bokk ak moom Sidi Diakhaté production mu yor ci cër yu mag a mag ñu doon réunion tey ba egsi fii donc may wax Isma da nga ciy sànni ñaari kàddu après ñu soog a jox nag la police. waa Thiès salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jël nuyoo CRG di ko teg si loxo Mamadou Seck mi nga xam te moo leen fi teewul tey di ko wax boo demee nga ñu waa CRG di jël aussi tamit loxo di beral nuyoo ñi nga xamante ni mooy waa GMI di jël aussi tamit nuyoo di ko teg suñu notre frère Sidi Diakhaté donc di ko wax ni Sidi gis nañ liggéey bi jaar na yoon te suñu xel daal na ci liggéey bi donc ci biir loolu nag ñu ñëw fii rek di ñaaxaat parce que lii ñuy def ñun mën naa ni lii bañ dalee lamb ba léegi mën naa ni musul am te li waral loolu mooy bis bu ñu jëm moo mag muy bis bu mag boo xamante ni ñun xam nañ public Thiès lii sax moo naa ñàkk ñun xam nañ Thiès waaye ni ñu yaroo xam nañu waa Thiès ñun saa yi ñuy organiser Thiès donc moins de coono la ñuy am donc loolu lépp public bi jaar yoon bi discipliné moo ko waral leer na ma leer yàlla waa GMI boo leen laajoon tey boo leen waxee ñu ne Thiès nañuy ñëw di organiser du ñu am coono te du ñu fatigué parce que Thiès public bi discipliné moo fi nekk ci biir loolu nag ñu ànd ko Sidi Diakhaté production liggéey bu mucc ayib mën nañ ñi tey jii lamb bu doon suba lépp pare na donc ci biir loolu donc Sidi di gërëm bu baax ki nga xamante ni mooy paneem ci aussi ki nga xamante ni jàpp na ci bis bi ba tax lii mën a nekk tey lii mën a taxaw tey di ko jaajëfal bu baax di wax ni nag waa Thiès booy boo ngeen xam ni dimanche incha allah bi fête la kenn kuy yéege sa kër boo ñëw si course bi xamal ni ci fête nga ñëw fuy indi fi soxlawuñu fi violence soxlawuñu dara te xam nañu sax waa Thiès loolu nekk si ñoom parce que public boo xamante ni public discipliné la public boo xamante ni public bu am yar la te leer na waa GMI yi xam nañu ñoom waa Thiès sans problème
Thiès rek ngay seetaan lamb ba lamb ji jeex nga téye sa téléphone di wuyu doo gis ko la agressé doo gis dara mu jeex nga ñibbi si jàmm ba sa kër te doo am benn problème di ko jaajëfal waa Thiès yëpp di leen ñaaxaat ci loolu fi ngeen jàppoon ba léegi ba mel nii bu leen ko bàyyi aussi ni ñu continuer ci dynamique boobu di leen jaajëfal jërë merci beaucoup. donc dama convoqué waale waa ñi nga xam ni ñoom ñooy ñaari manager yi ak aussi comité supporters yi seen président yi pour faciliter leen liggéey bi moo waral tey jii Birane a ngi nii manager la donc Mor anamu sax Khadim Sarr mi ngi nii taxaw présidente comité supporter bi ñëwal nii parce que da ngay jël kaddu pour wax ci turu Mor Sarr donc kii tamit dina ñëw moom suñu doyen la dina ci sànni kaddu pour loolu lépp pour nu ngeen di ñaaxe seen nit ñi ndax wax nañ leen ni la Mor Sarr képp koo xam ne tey jii boo demee ci koñ ba nee leen Mor Sarr nii rek la supporter yi am droit jógee ndax bu ngeen jógee nii aussi du ngeen duggee nii da ngeen di wiiri dem ci buntu bii Mor Sarr ak Ousmane Gandigal nii la ñuy duggee comme yéen ñi nga xam ne booy jaxaaw nii lay jógee moom ak Amdi Nogoy ak mbër yi nga xam ne ñoo dëkk taax kaw ñoom it buntu bii rek la ñu mën a duggee fii rek ngeen di yéeg kon nag ku ci teel a ñëw ci seen i supporter na ngeen daan def baye boo ngeen xam ne fii ngeen moom amu leen droit yéen dem toogi fële yéen jigéen ñi ngeen bàyyi ci xel pour seen supporter yooyu ngeen wax leen loolu donc léegi dañuy jox donc moom mi nga xam ni moo fi jiitu woon donc yu nekk président supporteru Mor Sarr mu wax ak ay supporteram sànni leen kàddu pour ni ñuy war a ñëw soxna si nuyu nañu. comme laa tudd maay présidente fans club Mor Sarr waaw ñu ngi leen di woo ni ñu leen daan woowee rek ñu ñëw ci jàmm waa discipline yar ak teggin def niñ daan def rek bëre ci jàmm ñibbi ci jàmm bañ a am benn violence waaw ñun wax dëgg yàlla ku ñu xam ne ni suñu mbër rek mer noonu la ay supporter la mer. nan ngeen waajee waaw ñu ngi koy waaj bu baax a baax di woo waa kër sëñ Ablaye Yakin Mbambara Moussante Ersan jàmm gën bàyyiwuñu fenn daal bépp quartier bu nekk ci Thiès rek ñu ngi woo ñëpp waaw di leen wax ñu jàppale seen doom seen rak seen jarbaat seen xarit waaw ñu ñëw bëre ci jàmm yàlla may ko ndam waaw nañ daan def rek bëre daan ñibbi kattanu yàlla nag loolu sañ nga ko wax. waaw loolu daal la ñuy ñaan ndam yàlla nañu ko yàlla defal waaw kon ñu déggee ko noonu xam naa ni bu ñu seetaanee dinañ xam sax waaw ñu fi ñu jaarale rek ñu jaar fa ñu bañ am benn violence. waaw ok merci. naa leen kenn ku ne si turam ak santam maa ngi tudd Julde Ndoye di représenté wu fans club Boy Jaxaw di présidente bi waaw dégg nañ lu suñu promoteur bi wax tonton Sidi li mu wax nag dinañ ko nangu incha allah teel a ñëw rek laa ci gis ñu teel a tee suñuy tribune ndax bu dee Boy Jaxaw rek xam nañu mbooloo bi muy andi làmb nag moom ñëpp xam nañu violence la mais bu boobaa dinañ indi ambiance ak jàmm ba li ñu bëgg incha allah ñu am ko yóbbu ko Jaxaw incha allah rabi. seen tuuñ fi benn yoon violence am fi. non violence incha allah rabi dañ naan Jaxaw rek. violence du fi am. incha allah rabi ci kàttanu yàlla ak baax dinañ ñëw ci jàmm ak ci fair play incha allah bëri ko ci jàmm yóbbu ndam li Jaxaw loolu moo ñu fi indi mais du ay violence. waaw kon daal dégg di nuyu Père Sidi si initiative bu rafet bu mu def mooy di jàppale xale yi Thiès yi vraiment ñun suñu sañ mooy jaw delloo la njukkal mooy indi xale yi ci yar ak teggin ñëw suñu mbër daan bala ñoo génn stade bi nga joxaat ñu combat parce que gis nañ ni ngay taxawoo booy bu baax a baax te ñun yow rek lay am comme espoir ci làmb ci yow lañ yaakaar ci làmb ndax xale yi gis nga bëri nañ amuñ ku leen tëgg donc yow nga nekk fi comme promoteur boo xamante ni tey booy yaa leen di génne kon donc ñun li ñu bëgg mooy indi xale ci yar ak teggin yaa ngi dégg mu bëre daan bala ñoo génn fii nga joxaat ñu avance di woo waa Thiès jëm nag Père Pambay ba ci yow di la woo di la Ousmane Gandigal wax nee na moo fi roi des arènes te ñun dañoo bëgg bu fi ñëwee wax ji jeex ñu ngi woo ñëpp daal ci yar ak teggin nag ci ak dal di wax ñun moom Père Sidi nga sa xel daal incha allah midi nañ teel a ubbi stade bi rek bul am lenn teel la ñu ubbi stade bi rek dinañ ñëw encadré xale yi duñ fa indi benn coow bu la neexee policiers yi sax nañ teg ataay di naan bu dee ñun moom na seen xel daal waaw kàddu yi rafet na kon Sidi si defe naa ni comme ni nga ko déggee madame la présidente yow mi nga xam ne yaa yore Ousmane Sarr donc tey jii ñii nga xam ne ñoom ñooy waa Jaxaaw ñi ngi nii taxaw yore Ousmane Gandigal donc ñu leen di fàttali dara képp ku indi ay billets fii ci buntu bi di ko jaay bu ko policiers yi ramassé suñu yoon nekku ci billet dañ leen a waxoon ni leen ni jaay leen ko ci seen i supporters ca kër ga billet bu nit jënd ci buntu stade bi baaxul bépp billet bu fu nit jënd rek baaxul suñu yoon nekku ci ñun kon nag kuy jënd demal ci écurie yi nga jënd fa ca biir ca koñ ya
parce que ku ci ne am nga say supporters jaay leen fa seeni billet loolu daal lañ leen di ñaan pour di leen rappeler. gis nga li nga xam ne moom moo fi tukkee lépp ci wàlli waxtaan ñu taxaw nag ak adjudant bëgg koo laaj rek ni nga xamante ni moom lañ fi bokkule lépp ci waxtaan ak yan kàddu lay yëkkati moom itam jëmale ko ci bis bi nga xamante ni ci la ñu jëm muy dimanche. Voilà, donc di leen remercier d'abord di remercier le président Diakhaté donc comme ni ngeen ko gisee je suis venu avec toute mon équipe pour faire donc la reconnaissance en tout cas du terrain li ma leen mën di wax mu leer daal mooy ñun dinañ jël suñu disposition à partir de 10 heures il y aura un détachement précurseur buy ñëw ci stade bi bu ko defee à midi on va monter en puissance la mise en place sera effective à midi tous les éléments ku nekk place bi nga war a occuper di nga fa dem taxaw donc ñun déjà on est au cœur donc du dispositif de l'événement donc loolu moom lu ma leen mën a wax la et suñu autorités yi vraiment jox nañu tous les moyens humains et matériels pour que événement bi mu doon une réussite totale te amul benn moyen bi nga xamante ni donc war nañ ko amul benn raison bi nga xamante ne événement bi waru mën a am réussite donc loolu assurance la boo xam ne mën naa ko jox le président Diakhaté di assurer aussi les populations que incha allah bu dee fête rek moo leen tax a jug ak seetaan lamb rek moo leen tax a jug nañ ñëw dinañ seetaan si jàmm delluwaat si jàmm amul benn raison bi tax événement bi du jàll si jàmm il n'y a aucune raison parce que tous les moyens ont été mis à notre disposition que ça soit des moyens humains et des moyens matériels xool nañ terrain bi et vraiment on sait que on sera à même donc de relever le défi inchallah ça sera le cas donc di leen rassurer bu baax a baax di rassurer toutes les populations inchallah. jërëjëf merci beaucoup merci. ñaari manager yi ñu ngi nii muy Pape Mbaye moo signal Ousmane Gandigal Birane moom moo signal Boy Diakhao supporters yi ñu ngi fi les membres du CRG ñu ngi fi comme nag ci kanamu Sidi Diakhaté ak ñi ak kamenu presse bi ñu waxoon ni A bi moo nekk nii côté droite mooy fi nga xam ne mooy tribune bi ñoom Mor Sarr war a nekk mooy A boo duggee ci tribune bi sa gauche moom mooy B donc boo duggee rek sa droite mooy A sa gauche mooy B donc li ñu waxoon nag comme ñaari manager mi ngi fi dañ koy def tirage comme ni ñu ko santaane ku njëkk a génn moom mooy choisir camp bu mu bëgg a jël bi muy toogi keneen ka ca des jël ba ca topp fils la Pambay mooy choisir camp bu mu bëgg a nekkee Pambay kon Pambay bee la jël yoonu Kër Mbay Diouf jëm tali route nationale bi Boy Diakhao moo jëm kaas bi ci wetu Xelkom marché Xelkom boot marché Xelkom kon loolu ci sa droite kon loolu leer na ci ñaari ci mikaay yi ku ci nekkit boo ñëwee dinañ la jox ñaari badge yi koy mandargaal boo ñëwee GMI yi ñoo lay orienté la ba mu bañ am coow waaw doxante bi aussi dañ ko baare ci ligne médiane bi fi nga xam ne fa la ñuy def ligne médiane foofu la ñu baaree def A ak B kenn mënut a doxantu dem ci B kenn mënut a doxantu dem ci A ku nekk ci B ngay yem soo bëggee génn ñëw fi ngay tuusee GMI ak organisation dañ la accompagner nga génn ñëw tuus boo paree nga delluwaat mbër mu bare ba pare dañ lay génne ci biti nga génn loolu moom leer na te loolu lañ doon def devant la presse ak devant ñi nga xam ne ñoo fi teewoon merci beaucoup. acca léegi mbokk yi gis ngeen li nga xam ne moo fi tukkee tirage bi leer na nañ que muy Ousmane Gandigal kenn ku ci nekk sa manager taxaw na ñu tiré ko kenn ku ci nekk wet ga nga xam ni ca nga war a féete mu ku ci nekk fa nga war a féete rek foofu lañ la jox fa ngay féete léegi nag mu mel ni tirage boobu aw na yoon car macha allah leer na nañ vraiment teg nañ ko ci li nga xamante ni moom la war a teg léegi Safi ñëwal nii xaaral papa ma bàyyi la ak sama doyen bi grand reporter muy Safi mu jàkkaarloo ak yow. Safi vous avez la parole. man duma sa doyen maay sa rek asalaamaaleykum. waaw papa. lu waraloon tey teewaay fii. ñun ñëpp dañuy béy ñu ngi defar rek. man nag maay président des amateurs bu Thiès. dañoo dajaloo ñëpp sant Sidi Diakhaté mii. te lii la ñu bëgg te mi ngi ñu koy defal. di si jàpp te wutu gi daal wutu boole waa Thiès ak dimbali gone yi. dama bëgg boo leen koy amateur na nga préparé ñëw solu ba jekk ñëw toog jël billet ñëw toog ñu sagal Sidi mii ndax Sidi jar na ko. si dañu leen ngir ñu ñam làmb ñun waa Thiès. sonn na ci lool te amu ci dara nag bëgg Thiès doo nga tax si def lii muy def. kon li ko war li ko mën a fayee mooy. yóbbu ñëw solu ba jekk
tranquille ay nawleem la woo ñu sagal ko fii ay nawleem na ñëpp sax dañoo toog kenn bañ a wax benn histoire bañ a am ñëpp ñëw suñu te bokk toog li daal la bu laajte amateur te ñëpp na teel a ñëw nag na ñëpp teel a ñëw waa ñee toog fee ñi toog ñu wax li war toog li wax na ko jërë ngeen jëf mais papa beneen question balaa jeex yow laay laa déglu rôle amateur dëgg amateur rôle am dëgg ci làmb lan la sañ se civilisé ñëw toog ñëw seetaan amateur day nangoo sañ se ñëw toog yor xaalisam ku bàkko may la waaw loolu mooy doon amateur amateur yow war a bëgg làmb gi mooy tax loolu ñu sant ñu loolu ñëw solu ñëw toog yiw ndax ki ne ko jaral na di may jaral na ko da si amuñu lu ñun dëgg la si sagal na lu nag jërëjëf salaamaaleykum Père Amène Ndiaye waaw salaamaaleykum waaw ñu gis tey ñu def tey waaw lu musul am Thiès am lu musul ñëwee police ñëw gendarmerie ñëw ñëpp dañoo yaakaar tey jii maanaam promoteur yu mag yi nekk Dakar ñoo ñëw Thiès tey jii nekkate Sidi Diakhaté ak Sidi Diakhaté production ñoo ñëw fii bi nga ko yëgee en tant que conseiller bi nga ko yëgee en tant que responsable bokk ki kilifay lamb Thiès loo yëg ak loo sentir bon xol bu sedd ndax Sidi toll na niveau boo xam ni lépp lu mu war def c'est dans un cadre très professionnel te lii dafay yoon lamb toll na foo xam ne à Thiès dañ ko war a rafetal en commençant d'abord par les managers par les lutteurs et par les supporters appel bi muy def man mooy que ñëpp ñëw ci discipline appel bi may def moo di ni lamb ji ay kilifa ñëw fi ñëw ñuy demander amateur ni ñëpp ñëw ak discipline beaucoup de discipline dañ ko ñëw suñuy nawle loo tax si di def lii mu def je crois que c'est la première fois ñu def ko au Sénégal lii musuta am kon li ñu ci bëgg mooy ñu def ko ci beaucoup de discipline muy supporter surtout amateurs yi nañu ànd ak yar ak teggin xam lii ñuy def ñoom la ko Sidi defal may gërëm na ñëpp di gën a encourager Sidi di remercier aussi service d'ordre bi di remercier encore une fois de monsieur Diatara en tant que coordinateur activité Sidi Diatara mënuñu ko fay vraiment li ci war ci làmb jépp def nañ ko ñuy gërëm bu baax Diatara di ko sant bu baax a baax kontaan nañu lool kontaan nañ ci moom di ko demandé bi na ñëpp ñëw nag ndax daal lii feet la bon ñoo ngi santaat encore Sidi Diakhaté di remercier structure bi nag mooy Sidi Diakhaté production ku nekk ci fi nga fekk ci yaa ngi ci jàpp ci làmb ji vraiment ñuy sant encore une fois dem le CRG di sant les communicateurs traditionnels di gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp vraiment jërëjëf merci. léegi Sidi question bi yaa ko moom damay boole ñetti question lépp posé ko muy benn li war a innovation bi ñaari mbër yi ñoo toll noonu wala Thiès moo toll noonu wala parrain bi moo toll noonu. waaw yëpp am na. mbër yu mag lañu def seen i preuve à travers le Sénégal lay wax. parrain bi on le présente plus un jeune dynamique un jeune courageux un jeune discipliné et travailleur ba muy nit koo xam ne aussi nit ku fidèle la donc loolu moo waral tey jii ñu bëgg koo delloo njukkal jox ko bis bi mu mérité ko ba pare taawu ko comme ni mu ko taawoo vraiment def ko ci donc à la manière d'un vrai Thiessois wane ni lii ñu ma jox jël naa ko xam naa ko kon ma lay xamal ni bis bi toll na noonu mbër yi toll nañu noonu parrain bi toll na noonu kon nag vraiment nit ñi nañu ñëw ak discipline teel a dugg moo tax billets yi tàmbale nañ ko jaay yàgg na billets yi ñu jaayoon pour galaaw le 29 bi ba léegi billets yooyu baax na ku ko yoroon da nga ko duggee mais li ñu bëggul daal nit ñëw ci buntu stade bi di naan day jëni billet ci ñuy taxawaalu billet bu ngeen fa jënd ci kuy taxawaalu billet boobu baaxul. baaxatul ji suñu yoon newu ci kuy taxawaalu moom da ngay mën a jënd ca mbër yëf avant lamb ji wala nga jënd ci guichet bi ku alkaati yi jàpp na ngay jaay ci biti aussi bu ñu nangoo say billet ñun suñu yoon newu ci notre responsabilité est dégagée wax nañ ko benn yoon waxaat nañ ko ñaar yoon bu benn mbër jël ay biyam jox ko nit pour mu koy jaay ci buntu ba loolu mbër mu ko def alkaati dinañ ko nangu te suñu yoon bi ke ne boobaa day ñàkk rek quoi vraiment loolu laa amul ma ca saa fi di gërëm presse bi yëpp ci li nga xam ne ànd nañ koog tey di gërëm Sidi Diakhaté production mais di gërëm les managers ak promoteurs yi nga xam ne ñoom ñoo yor mbër yi service d'ordre bi maa ngi koy gërëmaat di santaat bu baax a baax parce que lii ñu defal tey nekk suñu disposition pendant des heures pour def vraiment li nga xam ne mooy wër fi ñu war a bëree xool ak nan fan la ñu war a taxawee ci yoon wi ba nit ñi nekk en sécurité maa ngi leen di xamal ni yoon boo alkaati boo gis ci yoon wi booy ñëw à 500 mètres xamal ni lambu jaa ko fagoon dañuy jalonné tali yëpp kon nag ngeen bàyyi ci xel que ni bis la bu mag ku nekk ñu la neex solo lu la neex takkal daara du la fekk bu ci yàlla ande yàlla nañ yàlla may nag jàmm ñu dugg ceeg jàmm génn ceeg jàmm yàlla mi nga xam ne moom rek moo man Moustapha yaakaar naan da ngay jël nga laajal ñu Seck ba xam moom it en tant que sergé lu dernier mot jël laaj ko Seck waaw daal di remercier waat Sidi Diakhaté bu baax ci initiative bi nga xam ne am na ko
tey yombal nañu sunu liggéey permettre nañu ñu mën a wax nan la ñu bëgg a liggéeyee loolu ñun la waroon tey bu ñu ko defalee ñun dañ koy sant di ko gërëm ndax bu ko neexoon bàyyi ba bis ba mu ñëw organiser lambam bu lambam organisation yàqoo mu ne damaa fay sama xaalis mais wax dëgg yàlla lii mu def nii ñun de sant nañ ko ci gërëm ko ci turu Abibou Diallo ci turu CRG di yëpp di wax ni daal lamb ji jël nañ ci ay matukaay ay dispositions yu am solo yoo xam ne yi bëgguñu dagg xaalisu kenn nag buñ sañoon lamb ji mu doon feet ku bëre ba pare nga jël sa xaalis yóbbu sa kër dimbale sa njaboot ndax tabaski lañ jëm loolu moom la ñuy sàkku ci ñëpp ñu respecté dispositions yi nga xam ne moom la Sidi jël ci organisation moo xam ci wàllu billet ak lu mënti doon li CRG teg ñu respecté ko li police teg ñu respecté ko bu ko defee lamb ji mën a jeex ci jàmm mën a jaar ci jàmm ku bëre ba pare jaru sax ngay xaar ñu lay yëkkati am na équipe moo tax suñu comité d'organisation tey bii pa dañoo convoqué tous les membres du CRG am uniquement ñooñu ñooy évacuer ci mikaay yi bu ñu ñëwee dinañ jël ñeenti organisateur boole kook ñeenti policier ku bëre ba pare dañuy ñëw taxawu la jonn nag nga génn ci mikaay bi loolu daal incha allah rabbi moom la ñu teg di remercier Sidi Diakhaté bu baax di ko sant di ko gërëm di wax ni lamb ji moom feet la ndax wax nañ ne Yankhoba Diattara bi mu ko tuddee yàgg na jàppale CRG de lutte saa yi ñu mosaa jóg daf ñuy jàppale ci accompagnement kon tey jii bu jàppalee Sidi Diakhaté jàppale na Thiès waay yëpp kon lamb ji daal ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw jàpp ci te xam ne feet la bu Sidi Diakhaté teg mu war a dox ci diggante Ousmane Gandigal ak Boy Diakhao comme ni mu ko waxee dama naan lamb couronne la couronne champion Thiès mooy couronne bi Sidi moom l'homme de défi la macha allah day innové te boo xoolee 10 combats yi mu teg boo jël mat na grand combat am na ñoo xam ne ni Boy Diakhao Gandigal indiwu leen combat yu ndaw ñoo leen indi kon loolu yow Alaaji Moustapha xam nga ci dara ndax lamb ji fu ne lañ koy waxtaane jërëjëf Sidi. encore Seck. waaw ma lay wax benn secret sax bëgguma ko woon a wax. avion bi jógee Japon pour supporteru Songo yi. wàcc nañu démb Blaise Diagne. sama soxna. waaw supporteram la. Songo woo na defe naa ay tiset ne ma neel promoteur Sidi Diakhaté na ma utal fu samay supporters japonais yi toog. ma ne ko yow moom dañu lay yóbbu fi ñu lay sànnee xeer mais loolu dinaa ko wax Sidi Diakhaté mu utal la ko kon loolu lay dëggal. donc kon may wax ni japonais yooyu nga xam ni ñoo ñëw démb ci avenue ci aéroport Blaise Diagne te dara indiwu leen lu dul pour supporter si Songo ñoo ngi leen di souhaiter daal la bienvenue te di leen wax ni tey ñëw ngeen ci dëkk bu am solo Diattara ngi leen di wax dal leen ak jàmm CRG ngi leen di wax dal leen ak jàmm Sidi Diakhaté ngi leen di wax dal leen ak jàmm ñoom dégg naa sax ñu ngi wut ay sëri donc pour ni dañuy jéem a tous xaw ma wante daal xam nañ daal dinañ leen ganale moom bu soobee yàlla daal Songo dong leen indi nag seen mbër mi pour supporter jërëjëf. ayca jërë ngeen jëf mbokk yi mu nga ko gis ngeen li nga xam ne moom la leen jëlee woon fii rek nga xam ne moom mooy hippodrome Ndiaw Macodou ci journée bu mag bi nga xam ne moom la ñu jëm Sidi Diakhaté war ko fi indi fii ci hippodrome Ndiaw Macodou jëm bu nekk journée bu neex a neex vraiment ñuy jaajëfal ñëpp li nga xam ne loolu leen jëlee fii yëpp kontaan nañ ci ñi nga xam ne ñoo fi daje yëpp jërë ngeen jëf mbokk yi